ci barke mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di beral nuyoo njabootu Jup Joal ma bëgg ñu tàcc seen bopp bu baax. sëñ Abdourahmane njaboot gi ne ci biir fii tànn ci biir tànneef la yaakaar naa bërki démb caar fiyaay Ramatulaay mi jóge Matam Kanel nee na pour ñu tànn délégué li ñu nafar ci leader taxawaayam dimbali na leen ci ñu tànn te bu bañ a ànd ak parparloo parce que ñëpp bëggoon ñëw loolu tegtal la ci ne mbir mi soxal na ñëpp waaye ay délégué ñoo fi ne te ku fi ne ña la yabal wax dëgg yàlla booy seet ñoo la gën a jàmbaar dañu baax yabal la kon ñu tàcc bu baax a baax njaboot ñuy sant di gërëm madame le maire yaakaar naa wax na ko mi ngi casquette politique am waaye li ko boole dëgg ci Jup Joal moo di programme bi ñu am WLP dooleel ñu muy programme leadership participation politique des femmes ñu am fu ñu déparé ak moom ba tey kon madame le maire ñu ngi lay jox sa wàccuwaay ñun dañuy ne bu ñu xewlee amuñu jafe-jafe pour élu local ñëw jëmmal suñu table bi fii madame le maire toog ay conseillers am nañ ci ñu bare bari ñu toog ñoo xam ne tey njabootu Jup Joal lañu waaye toll nañu foofu Ramatulaay conseiller municipal Kanel la su koy coy conseiller municipal Gandiaye mi ngi nii jàkkaarloo Marie conseiller municipal bu Touba Toul ñi ngi ci biir donc ñun participation politique bi ñi ngi commencé làmb daj jeexital bi ñooñu fa ñu toog yaakaar naa ne bu ñu fa taxawee dinañu xam ne taxawlañu fa seen bopp mais li ñuy wax lu wér lu jëmale jigéen kanam kon maa ngi jox ñépp seen wàccuwaay di gërëm di sant sëñ Abdourahmane wàccaay dafa metti mais ñetti fan yi sànq mi ngi leen di tooñ naan est-ce que yéen a ngi seen ñaari tànk ba tey maa ni ko faw mu dëgër ndax li ñu bëgg dañ ci am fulla ak fayda ak Pastef kon yàlla nañu yàlla àggale fa ñu jëm incha allah te maa ngi koy ñaan ci barke weer wi ñu ne ñun murit di weer wu am solo suñu yoon muy weeru safar bu loolu wéyee maa ngi gërëm di sant bu baax a baax suñuy farandoo bu ñu nee farandoo ngalaab na ñépp waaye faw ñu benn bennal ko ndax dañu ne caar fiyaay altine 1h30 2h farandoo yi commencé posté yaakaar naa docteur bu jëlee moom mi fi teewal wan campagne dana ci gën a xuus mais am ñu woote Washington ak Italie ne waa jotaay bi dafa jeex yéen seen jotaay bi gaaw na ñu ne ñu ngi ci diggu jotaay bi ñu ne ah yëf yi commencé na daw loolu farandoo bi presse bi moo ko mën kon ñu tàccu leen bu baax a baax waaye nee nañu am na nu ñuy olofale ne liir bu fecc ma dëgëree dafa am ñu jàpp ci mbaggam muy farandoo yi yaakaar naa sëñ Abdourahmane dootuñu ko présenté altine won nañu Sénégal ak àdduna bi jàppale boo xam ne gunge boo xam ne 2016 ba mu ñuy won ne lëkkaloo dina am dinañ leen may teen te du yem ci teen kit lay doon booba madame si xaar Ndiaye ña nga Kilimanjaro ca ña demoon teewali jigéeni Afrique yi ne dañuy xeex pour jot suuf si kon sëñ Abdourahmane la ma wax altine cant gi moom am na fuñ ko doore waaye du am ab illaa yow mi diin parce que ndox nee nañu mooy àdduna
kon kala yombalal ndox ca suuf soo am ba nga mën a liggéey kooku ameel nga ko pay. ñu ñëw ci beneen farandoo muy Oxfam. xaar am na ñu miin sa kanam fii, am na ñu suuree sa tur booy na seen nopp tey mu teewal leen fi, waaye bu jëlee kàddu dina présenter délégation. ñu tàcc bu baax Oxfam ndax barki démb kat ñi nekkoon ci atelier lancement projet bu bees bi xaar ana Ngoone Diop borom pause café, xam nga séeréer dafa foqale dafa bëgg a lekk, ma nga fële tàllalal sa loxo. am na lu mu wax lu am solo ci Oxfam dana ci ñëw. kon projet bu bees bi xaar te projet boobu daanaka mooy ndimbal lu mujj. toujours ma ni sama njaboot bu ma jëlee avion tukki dem wax ci jigéen jot suuf ñoom ñi ñoo jàpp samay mbagg, kon ñu tàccu leen bu baax a baax. di yóbbante sant ak gërëm ci équipe Oxfam yëpp xaar. ñu doore ko ci directrice bi Amy Glass, mais sa collègue yëpp léegi sonal nañ leen ci li ñu bëgg a def, dañuy sonal Oxfam ñu xaar mi léeg-léeg barki démb kañ laa la woo ma naa ko borom kër gi na ma jéggal aw ma waxtu dama koy sonal te mu am yéene ci lii ñuy def jàpp ci. nit ñi dañ ma naan xaar léegi GIPS la bokk, man leen waaw waaw GIPS la bokk. xam nga mënoon na ne partenaire la rek xaw a am nu mu def, kon jigéen la dañuy daal di amit ñun ni ñu def, waaye dafa jaxasoo ak njaboot gi te yaakaar naa ne na gëni daaw ñi ngi ak moom Kolda ñetti fan yi waa Kolda organiser ko ñu nekk ak ñoom, kon ñu tàccu Oxfam bu baax a baax. ñu teg ci suñu beneen càmmiñ teewal fi One campagne. docteur moom daf ñuy fay sax ndax anniversaire bërki démb bi moom maa ngi koy tooñ léegi ne ko Kandji Socé wax dëgg yàlla anniversaire boo xamee ne xéwale soxna Mame Anta Mbacké moo ko taxawu bariwul ñu koy am, kon macha allah One jàpp ci ñetti fan yi bu baax a baax ndax dañu daje Kampala ñuy ñaari sénégalais waxtaan. ma ne ko ñibbisi Sénégal moo tee ma lakkal la, man nag damaa lakkale parce que damay bëgg toujours di ñuddi pour indi sama njaboot, di ko lakkal 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 di ko lakkal. kon docteur ñi ngi yóbbante cant ak gërëm ci One, waaye dafa am lu am solo lu ma bëgg a wax. nee naa léegi bi ma fi fekkee samay doomi ndey muy directoire femme éleveur ak plateforme nationale campagne moo lee local, maa ngi naan Aïssatou bu Oxfam en fait femme leader yi ñu ngi bëgg a yàgg, ñii plus de 30 ans ñu ngi ci waar yi. kon bu yàlla di def ñu dem tey ba bokk jotaay ne nañu boole doole yi ndax kenn ku ci ne sa campagne riir, loolu ñun day lu marqué fortement GIPS Waar te dañ ci laxasu. parce que ci biir GIPS Waar ana waa Sanc Yoro Sadio dañu dogu woon ne ca dëkku pël ya lañ leen di yóbbu def journée bi, parce que kosam ngay naago nag bari la nañ ci macha allah. kon boole doole yi dafa jot pour résultat yi ñu bëgg, impact bi ñu bëgg ñu daal ci gaaw a yegg. kon ñooñu tey bu leen soxna Awa Diallo jiite, yaakaar naa ne maa ngi koy fàttali léegi suñu booba julaa sooba sama doomi ndey la nag, ñu bokk xeex yu bari ci àq ak yelleef jigéen. kon ñooñu tamit dañ leen di beral tàccu bu baax a baax. may ñaan ñun suñu njaboot am na nu ñuy berale tàccu suñuy naataangoo, kon nañ ko def tàccu GIPS, waa plateforme nationale ak directoire jël leen, te yaakaar naa ne tàccu bi soxna Awa Diallo mën na ko. nañ leen àndandoo man daal sëñ Abdourahmane loolu laa bëgg, foofu laa bëgg a daanele samay kàddu. duma laal ci thème communication yi parce que dinañ ci dugg naaj na ba pare, mais di wax rek ne
boo leen seetloo ci biir njabootu GIPSOA am na ay jeunes dames ak ay jeunes yoo xam ne suñuy njaboot la ñu nekk ci kaw gi ñii ay bachelier lañu ñu ngi xaar ñu orienté lañu ñii dem nañu ba 3e ñu ne nañu daal di teel a préparer relève bi ñu am benn programme leadership jeune fille adolescente de 13 à 18 ans di leen tàggat pour ñu préparer à devenir des leaders parce que man sama classe bi léegi ñu joxe lenge bi incha allah màgget nañu ñu ngi daw plus de 35 ans te mbir doo ko ñëdd kon xale yooyu ngeen gis dinañu sonn lool ñu ngi dukki rek soxna Fat Samb jiite leen ñooñu ma bëgg ñu tàccu leen léeg-léeg nit ñëw bureau sax yërëm leen ma ne leen ñun ñii seen yaay yi di leen def loolu yi jaar nañ fi te xale bu nangoo day dem kon maa ngi leen di encourager bu baax a baax di la seereel ne sëñ Abdourahmane am nañu une jeunesse vaillante yoo xam ne ñi ngi ci duma fàtte aussi suñuy dëkkandoo sonal nañ leen ñetti fan yi dañu naan waa ñii lan lañu xewle ummi am na dëkkandoo yu fi ne ñoom it dañu ne dañuy dem fekk bésu GIPSOA ñu ngi may xool ñu bokk lu bari waaye dëkkandoo dafa yaa ki nga dëkkal sa koñ dëkkandoo la ka nga bokkal ci liggéey bi dëkkandoo la ka nga dendal bureau dëkkandoo la ka ngay dajeel ci ndaje dëkkandoo kon jigéen ñi ay dëkkandoo lañu yàlla na rafet yàlla na rafet yàlla na rafet ni ko soodu bi ko maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp xel dafay fat ku ma fàtte na ma jéggal presse bi dama fësal liggéeyu presse en ligne waaye mbay ba régional soleil mi ngi fi maa ngi koy tooñ naan ko welu soleil ñooñu suñuy papier dañ ko yeggale foo xamee ne amuñu seen pay kon toute la presse écrite en ligne rajo Dunia soxna Fatima suñu soxna yi jiite les stations régionales aussi soxna Fatima ak soxna Mam Sène bu best mais ak régionalu RTS muy la présidente de l'association de la presse locale ñooñu dañ leen di gunge ci leadership participation politique parce que ñun dañu ne fu jigéen ne yor ndombo tànk nañu fexe ba programme bi dooleel ko fital ko ba lañ ko jox mu am ci résultat yu kawe suñ jot donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di jéggalu gudd na. soxna Oumy Thiam madame Sankhare jiite administration chambre de commerce ñu koy wax secrétaire général chambre de commerce bii nga xam ne tey moo leen dalal fii di nuyu vraiment suñu partenaire suñu xarit suñu sœur Julie Cissé yaakaar naa ne moo sabab li di jox wàccuwaayam madame le maire Maguette Fall suñu sœur suñu xarit suñu collaboratrice suñu am di liggéey laata sax dama juum maa ngi sargal di ziar soxna Anta Mbacké yaakaar naa ne looloo jiitu suñu wëstu la soxna su fi yàgg loolu te wër ci barke sa maam mi nga xam ne yaakaar naa ne ñu ngi koy waaj a màggal fan yi ñun foofu la ñu bokk di la ziar bu wóor a wóor di la jox sa wàccuwaay di nuyu di ziar ñëpp di ziar vraiment ni ñu ko waxee les élus locaux Maguette Fall représenté leen les partenaires ñi nga xam ne ñoo jàppale GIPSOA ci bés bi tey presse bi suñu xarit suñu càmmiñ yi di leen nuyu di leen ziar ak yéen ñi nga xam ne yéen a jógee ci localité yépp di ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm fii di chambre de commerce man de vraiment bi ma Julie woowee dama ci bég lool ndax yéegoon naa semaine n'est-ce pas de la femme rurale journée mondiale de la femme rurale maa ngi koy suivre yaakaar naa depuis démb wala barki démb am na benn activité bu amoon daal suivre naa ci internet ma rafetlu ko lool parce que rawatina thème yi ngeen fi bëgg waxtaane leadership féminin participation ci jigéen ñi ci politique bi n'est-ce pas accès ci suuf si ñi yàgg di ko xeex mbirum agriculture programme yi fi am yépp ngeen ne da ngeen ci jël seen wàll man dama ko rafetlu
parce que thème yi dafa nekk thème d'actualité te yaakaar naa ne seen tenue yi ngeen sol sax daf ko refléter bi ma génnee sama bureau gis vert jaune bi ma ni vert bi vraiment espoir la jaune bi mooy lu ñor dama ko rafetlu ma ni tiens ma ni lii de vraiment lecture la jot naa xool exposition bi tamit wax dëgg yàlla rafetlu ko loolu ndax gis naa liñ fa nekkee donc jigéen ñi Julie dama leen di féliciter ci initiative bi ngeen jël parce que gis nga monde rural bi sànq partenaires yi ma doon recevoir ñu mel ne au niveau du Sénégal diggante Dakar ak Thiès fan nga gis jigéen ñoo xam ne ñu ngi yëngu réellement ci liggéey man li ko Dakar dafa moderne de ñoom ay jumtukaay yu xëy na accessible mais monde rural bi sooy wut liggéeykat dëgg demal foofu te li may wax dama ko xam ndax man dama def 50 xaw ma 49 communes région bi dox ko pendant 2 ans Julie xam na ci dara Julie di sama partenaire di sama xarit di sama dëkkandoo ma gis ni muy liggéey ñu dëkkoon may wàcc toujours ci moom jaakaar naa ne fii genn wàll gi suñu ma xamul man xam naa genn wàll gi donc ma leen di ñaan Julie yàgg nañu daje ci table yi ngay xeex déféminisation de la pauvreté xaw ma fu ñu ci toll mais yaakaar naa ne su fekkee ne ñu ngi xeex ba tey ci participation politique jigéen ñi vous avez largement votre place te yaakaar naa ne léegi xel yi weesu na mobilisation tàccu ndax léegi li ma gis jigéen ñi léegi dañoo yeewu maa ngi xool sànq ci Thiès Info soxna si laa si xàmmee ngay wax yow mii gis naa la Thiès Info nga ne si benn tool ma gis ñu teg ay installation goutte à goutte yooyu ñii di waxtaan léegi yaa même pas 10 minutes maa ngi koy xool avant nga may woo ma yegg si fii laa ñëw rek doon ko continuer donc loolu dama si bëgg kontaan si may ñaax vraiment Julie xam nga la moo des liggéey baa ngi fi xam nga la moo des modernisation organisation kuréelu boo xamante ne que ni ku nekk di ci sant yow kuréel nga mais xam nga papillonnage bi yaakaar naa ne mooy yàq kuréel yi bokk fii bokk fële fu ne nga ne fa moom la ñuy wax ngarale donc tubaab ne kii trop embrasse mal étreint yéen a ngi ci benn réseau jàppante leen moom je la connais parce que du sax toog te lépp loo xamante ne que nii ma nga fa muy Dakar muy Kaolack muy sous-région muy étranger si yéen lay doxal ak lépp luy doxal gi man fu ma dëkk dafa ñëw def ma ay proposition donc su fekkee ne que kuréel nañu rek si nit ñi di seet bi ñu dalee di ngarale ba léegi réaliser wuñu ba léegi ñuy xeex déféminisation de la pauvreté ñu xam ne ko yoon boobu baaxul soo demee ba si digg nag jaar yoon boo xam ne amoo fa issue nga xam ne lii du jeex wàññeekul waat nga jéem a xool ban yoon ngay jël yoon baa ngi nii koo xamante ne que nii yéen lay doxal yéen lay waxal ndax namul dara mu ngi sant yàlla bu baax a baax da yéen ñu mun naa ne yéen ak ñun lay doxal kon daal Julie maa ngi souhaité vraiment plein succès à vos travaux su fekkee tey li ma wax ëtt na kenn maa ngi siy jégalu c'est dans le souci de bien faire mais daal ñu leen xam ne ñun au niveau de la chambre de commerce bëgg nañu soo leen paree seen communication yi su fekkee am na ay recommandations ñu jéem see jot comme ça ñun aussi comme quel que soit alpha am na ay loo xam ne état bi jox nañu ko am na loo xam ne ñun ñoo ko moom ñu seet nag lañu leen si mën a jàppale gunge leen si bu baax a baax wasalaamaaleykum. bu ñu nee madame le maire ñu ne madame la secrétaire générale de la chambre de commerce loolu rek dafa wone ne ñun lañu doon xeex Julie suñu borom bi jàppale nañ ci delloo ci Julie limal ñu ci salle bi ay conseillère municipal ñun loolu rek lañu soxla woon ñu teg ñu fi ñu war a teg ñu jot suñu place ci dans les instances de prise de décision fi ñuy jëlee décision yi ñu toog fa ñuy décider ñu toog fa wax fa li nga xamante ne mooy li ñu soxla mooy suñuy tawat kon rafetlu naa bés bi trop bés bu mag la tey bés boo xamante ne dafa évaluer résultats yi nga xamante ne jigéen ñi am nañ ko ci li ñu doon xeex bu loolu passé nag damay présenté wu xam naa ñu bari xam nañ ma fi sax ndax yàgg naa ci développement depuis 1993 maa ngi ci développement maa ngi tudd Awa Diallo man éleveur laa man damay yëngu ci mbirum nag mbirum xar ak béy
waaye nag damay yëngu bu baax ci soow ndax soow dafa nekk loo xamante ne ñun nee nañu mooy benn produit ci biir élevage benn produit la ci biir élevage ndax soow rek nga mën a génne ci nag bi des di dund bu subaa mu joxaat la soow waaye yàpp boo ko dindee ci jur googu dootoo ko gisaat bu dul der bi nga lal moom di ci julli wala der bi ñu jël ko dem def ko cuir defar ci ay dàll ak yooyu moom pare nga ci waaye meew moom soo rattee tey rek ci suba gi bu ngoonee nga rattaat wala bu subaa nga rattaat nag bi moom daf fay nekk donc le lait est le seul produit de l'élevage man toujours dama koy wax di présenter nag ñi ma àndal ma ànd ak Aïcha Sow moom mooy présidente directoire régional des femmes en élevage de Dakar bokk ci directoire national nekk it ci fédération des GIE d'éleveurs du Sénégal bokk CNCR aussi ak ASPRODEP CNCR moom ku nekk xam na ma ànd ak Fatimata Ka moom mooy présidente réseau des femmes rurales moom tamit mu nekk jàmbaar liggéeykat yàgg ci développement di yëngu bu baax ci soow xam bu baax soow ma ànd ak aussi Aïssata Ka moom tamit Malika la jógee ànd ak Fatimata Ka ñoom tamit ñoo bokk benn fédération bi nga xamante ne ñoo ci ne tey jii nag li ñu fi teewal nag tey mooy fédération nationale de la filière lait muy FENAFILS Bokar Diaw jiite ko ma nekk présidente ma nekk vice-présidente bi loolu mooy suñu teewaay fii loolu mooy suñu lëkkaloo ak yéen directoire national maa nekkoon présidente bi sama mandat jeexee beneen jigéen jël na ko moom tamit mu ngi doxal vraiment mu ngi liggéey bu baax moom tamit ci biir réew mi mais fii FENAFILS lañ fi teewal lëkkaloo bi it ñun la ak yéen ñun waa FENAFILS la ak yéen bu loolu passé Abdourahmane bi ma la nuyoo ba pare ndax Julie nee na la farandoo maa ngi nuyu Julie di ko beral nuyoo bu baax a baax macha allah jigéenu jàmbaar jigéen ju honnête jigéen joo xamante ne yaayu seex la njaaxaanaay lay tudde xam nga lan moo tax Julie bu jiitee dara macha allah day dox du jeng amul xàjj ak seen moom liggéey rek la xam résultat la xam liggéey la xam Julie yàlla dimbali na ma amul fu ñu dajewul ci instance yu mag yi daje nañu bitim réew waaye macha allah man dama ñëwee Julie ndax bëggoon naa am jikko bi mu am modestie Julie nekk nit koo xamante ne dafa oyofal boppam te oyoful ndaxte ku xam Julie liggéeykat la ku xam Julie jàmbaar la ku xam Julie waxkatu dëgg la ku xam Julie ci lu leer rek lay teg loxoom ci lu leer rek lay dox kon tey damay remercier Oxfam di ci beral nag xaar mi nga xamante ne moo yor mbir mi nga xamante ne si la ñuy yëngu ndax xaar bi ma waxee keroog ne dañuy dem Thiès wax ma li nga xamante ne moom la ñuy organiser fii tey bi mu tuddee Julie rek dama ko ne bokk naa même bu ma amul jot bokk naa kon xaar maa ngi lay remercier yaa koo nekkal ak Oxfam ak koo bokkal programme bi di remercier Malick ndax keroog aussi laa ko fekk Oxfam bariwul woon sax lu may assister ci réunion comité bi ndax li may toog bariwul te bu fi Bokar nekkee moom mooy président bi mooy assister mais nag boo gisee ñuy def bureau ne président ne vice président wala ne secrétaire général bu fi kii nekkul rek kële mën cee teew kon Julie
ñu ngi rafetlu lëkkaloo bi moom bu neexee suñu borom bi ci barke weer bi suñu borom bi dina ci teg loxoom bu neexee yàlla dina am ay résultats ndax Oxfam dafa lëkkale ñaar ñoo xamante ne ñoo bokk xol ñoo bokk jëmukaay ñoo bokk lu ñu bëgg ñoo bokk li nga xamante ne moom la ñuy def ñun tey jii ñu ngi préparer les 72 heures du lait local ñu ngi ko war a defee bu neexee suñu borom bi à Linguère la dernière réunion bi ñu mujjee def foofu la ñu jàppandi mais balaa journée 72 heures yooyu di le 21 ak le 22 novembre am nañu benn pré-journée bu ñuy préparer pour def la promotion du lait local ñu ngi ko fas yéene defee Dakar place Obélisque le 16 novembre foofu Julie sa fédération bi am na ay jigéen ñuy yëngu ci càmm gis naa leen ñu ngi nii am na ñoo xamante ne ñu ngi yëngu bu baax ci soow suñu sañoon ñu teew fa indi seen produit yi nga xamante ne ñu ngi koy liggéey ñu won ko mbooloo mi won ko sénégalais yi mën faa jaay aussi yokk seen koom-koom yokk seen revenu kon man maa ngi di leen ko yëgal di leen wax ngeen préparer bu baax journée boobu ba vraiment ngeen feeñ fa bu baax a baax ba ñu xam ne lait local am na ci biir réew mi peut-être dañ koo génnewul walla nit ñi dañoo xamul fan lañ koy jële ji kon Julie xam naa ne duma guddal wax ji dama ko fi yemale gudd na sax gaa mais bu ñu duggee ci débat yi ak exposition yi bu neexee yàlla Aïcha mu ngi fi dina def benn présentation sur le lait local ndax kenn ku nekk xam na ne Aïcha xam-xamam màcc na ci loolu keneen aussi koo xamante ne rek ci délégation mën nga cee sànni kàddu nga sànni ci kàddu vraiment di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal te vraiment di rafetlu li nga xamante ne moo ñu fi dajale tey wasalaam. di nuyu madame le secrétaire général neen dafa am gan ci bureau mu ngi dem te ñëw di nuyu Abdou mi nga xamante ne xaw ma ko woon xam naa dinaa gën a xamanteeg moom ci kanam di nuyu sama naataango bi bu jógee wan campagne di leen nuyu yéen femmes rurales yi ñu jóge Kédougou Matam di nuyu waa région de Thiès ñi ñu dalal tey may nuyu mbooloo mu njabootu Julie Cissé Gypsoir te xam naa ne yemul ci ñetti région 11 lañu di ñaan seen jëf di law ba ngeen mëtal seen fukk ak ñeenti région fii ci Sénégal may leen di nuyu di leen sant di rafetlu bu baax teewaay bi di rafetlu bu baax dalal bi ngeen ñu dalal fii ma bëgg nuyu ziar sargal Julie Cissé mi ñu woo fii tey ci célébration journée mondiale de la lutte contre la pauvreté di wax ne li ma waroon wax sama mag yi ma jiitu yépp wax nañ ko ba pare lu ma ci dolli rek waxaat lay doon waaye ñun Oxfam dañoo nekk organisation non gouvernementale internationale bu nga xamante ne ñi ngi basé wu ci lu mët fanweeri nu mu tuddati non 100 téeméer ñi ngi ci téeméeri dëkk ci àddina bi fii Sénégal nag ñu am fi ay programme yu nga xamante ne dañoo jël mbirum jigéen ak yelleefu jigéen def ko ci digg ba lépp lu soxal jigéen ak lépp lu ñu war a defal jigéen ak lépp lu nga xamante ni jigéen war na ko am te amu ko ñun loolu mooy suñu soxla ñun loolu moom lañu ci loolu la ñuy dox te loolu li ko waral dañu gis ne que àddina bi dafa jeng li ñuy wax injustice sociale xaw ma ndax bu ma nee jeng di ngeen xam àddina bi ci boppam moo jeng ñii dañu am lii ñii amuñu mën naa dem ba ne sax
góor ñi ak jigéen ñi yemalewuñu leen ñu bëggoon nag àq ak yelleef yi mën a yem ndax àq ak yelleef doomu aadama moo ko moom amul góor amul jigéen. Oxfam nag di dox ba tase Julie mii nga xamante ne sax ne Oxfam boolewuñu ndax bañ naan def manifestation pour les femmes, la paix et la sécurité ci la ñu commencé di ànd di liggéey mu naan ñu xaar kañ ngeen di ñëw Thiès ma ne ko ñu ngi ñëw yàggatul. Gypsoir nekk un des principaux partenaires Oxfam fii ci Sénégal ñu rafetloo farandoo boobu parce que ñun tam farandoo lañu ñu rafetloo farandoo boobu ndax jikko ki jiite Gypsoir waaye itam jikko njabootu Gypsoir ñu nawlu lool seen leadership moom foog naa léegi kenn traduire ko ñëpp a xam lu muy tekki ñu ne déet na waaye ngeen di tàggat xale yu jigéen ñi tamit ñu am yaakaar lool ci ëllëgu xale yi nga xamante ne yéen a ngi leen di tàggat fi mu nekk nii ñu am yaakaar lool ci lëkkaloo bi ngeen ñeme sànq Awa Diallo dafa ne dañu lëkkale ñaar ñu mën a ànd ndax ñoo bokk xol jot bokk fu ñu juddu ñun Oxfam dañoo gëm ne que lëkkaloo moom moo mën a changer àddina bi ni mu doxee fu mu nekk nii bu ku nekkee demal sa yoon du sotti olof yaay dafa naan lu kenn mën ñaar bu ko dàq waaye ñun dañu gëm sax ne que lu ñaar mën fukk ko dàq ñu bëgg nag jigéen ñi am muusaay boobu mën a ànd nekk benn bàyyi xaajoo ak seen bàyyi njëkkante bi te xam ne que ñun ñëpp fu ñu jëm benn la ñuy wër nag di ut rek ñu nangu loolu ñu nga xamante ne nangu nañu ànd liggéey loolu moo tax ñu yàgg di liggéey ak Gypsoir di yàgg di ko fekki ci ay mbébétam di ko fekki ci ay action di def tamit fu ñu jëm yóbbu ko parce que bu ñu jëmee Kolda dañuy seet waa Kolda lu nga xamante ne mën nañ ko jàng ci Gypsoir ñu ne Julie ay ca ñu dem ak Awa Konaté mi moom la ñu mujj àndal Aïda Konaté ñu ne leen ay ca leen ñu dem ngeen wan waa Kolda yéen seen xam-xam nag fan la toll bu ko defee ngeen échanger ak ñoom naka sa noonu bu ñu demee ñag dem nañ fi Addis Julie dem na fi Tanzanie ñun bañ nañ ko ba soxlatul sax ñuy dem bu ñu mënul dem ci yéen la ñuy seet ci jigéen ñi la ñuy seet ne leen dem leen représenter Oxfam dem leen représenter seen organisation donc gëm nañ ne que ñun ñëpp benn lañu gëm nañ ne que doole yi yëpp yemuñu waaye buñ leen boolee doole gi dina bëri te dinañu mën a dindi li jigéen di jooy jigéen ñi di jooy ci àddina bi dinañ ko mën a dindi buñ ko mënul dindi tam nañ ci mën a wàññi lu bëri donc ci gàttal rek moo bëggoon wax ni que FENAFILS dañu ñëw fekke ci journée bii lu tax parce que dañ ne journée bii journée mondiale de lutte contre la pauvreté la bu njëkk sax dañ daan wax journée mondiale de lutte contre la misère maanaam ndóol fa ndóol mën a yem léegi ñu ne journée de lutte contre la pauvreté journée de lutte contre la pauvreté nag du dara lu dul toog xalaat naka la ñu mën a def ba jafe-jafe yi nga xamante ne yéen ñi nga xamante ne yéen a ëpp ci àddina parce que jigéen ñi ñoo ëpp ci àddina mën nañu fexe xalaat ak yéen ba jox leen jumtuwaay yi ngeen xamante ne leen mën a génne ci pauvreté boobu te ñoom waa FENAFILS ñoom dañu am lu nga xamante ne day génne nit ci pauvreté ñu ne lan la ñu ne ñu meew soow bi ñuy rat sànq Awa nee na soow rek nga mën a dindi ci nag ba continuer di juram bu déwénee mu mayat la soow boo rendee nag ba boo déwénee doo am yàpp doo am soow léegi nag ñoom jigéen ñi ñu gis ne que suñu gëstu wañu ne que ñoom ñoo ëpp ci ñiy toppatoo mbirum soow ak mbirum lait local ñu ne leen lii outil la outil développement la lii outil buy indi koom-koom la donc dañu bëgg ngeen ñëw
Thiès wax ak femmes ya fa nekk wala leen nekk yéen lii ngeen am pour seen autonomisation économique parce que nag autonomisation moo mën a génne jigéen ñi ci pauvreté bi bu ma nee autonomisation mooy nga dem ba mënal sa bopp nga dem ba xamal sa bopp nga dem ba kenn du na la jaaral fii wala jaaral fële maa ngi fàtte nuyu élus locaux yi ñu tudd fii sànq loolu tam lu am solo la ci ñun participation politique des femmes Oxfam yàgg na ko xeex fii ci Sénégal te bi ñu amee la loi sur la parité ñu ne dégg na waaye ñu am ay conseil municipal yu nga xamante ne dafa am nombre de jigéen bu égal ak nombre de góor ñun loolu dañ koy rafetlu te dañ ci gunge gox yu bëri fii ci Sénégal pour ñu mën a yegg fi ñu yegg tey kon maa ngi leen di gërëm di leen di sant ma leen di leen ne dafa am xew-xewu àddina yu am fii ci mois d'octobre bi man loolu laa leen indil tey loolu laa bëgg a waxtaanee ak yéen ci kanam ci présentation bi may def muy mois d'octobre dañu nekk mois bu mag la non seulement ñu ngi tombé ci mois wu safar waaye dafa tombé tamit nekk mois d'octobre mois de mobilisation mondiale la àddina wër ndar képp ñëpp a ngi mobilisé wu ñi am lu ñuy jooytu ko ñi ñi tamit di déglu ñëpp a ngi ubbi seen nopp di déglu li nit ñi mbébét ma ànd fi tey ak ay naataango yu jóge Oxfam ma bëggoon leen présenter bu gaaw ba pare delloo leen kàddu gi maa ngi ànd ak sama naataango Aïssatou Sall nga xamante ne mooy responsable communication Oxfam fii ci Afrique de l'Ouest ma ànd ak sama benn càmmiñ bu jóge ba Tchad mu ngi tudd Djibril Mbangi Aj moom dafa jóge Tchad ne dafa bëgg a découvrir lu xew Sénégal au lieu mu toog ca bureau Oxfam ba di liggéey ca bureau bu nit ñi jug mu jug ànd ak ñoom pour xam lan moo xew fii tamit ci dëkk bi merci beaucoup Djibril ànd ak sama jigéen yu ñaawul yi waa fédération FENAFES du ma leen présenté waat ndax présenté nañ leen ba pare ànd ak tam sama càmmiñ sama mag Malick Ndom muy suñu conseiller ci lépp lu jëm ci politique ak lépp ci jëm ci protection sociale ak lépp lu jëm ci relation ak les institutions miinante na bu baax ak Julie jërëjëf. ginnaaw bi ñu leen wàccee yéen ñëpp kenn ku ne ci wàccuwaayam jiital ci loolu soxna Anta Mbacké soxna si ñu ngi leen di dellu di nuyu di ziyaaraat di profité ci weer wi di leen ziyaar di ñaan ngeen ñaanal ñu damay sof rek ci li docteur Tàkk ko wax muy ni xëy na ànd bi santante rek lay doon ndax ñun tamit su fekkee yàlla dafa dogal ñu nekk benn ONG allemande yàlla ci mbaaxam mu dimbali ñu ba ministère allemand de la coopération nga xam ne réew moo dégg ne Allemagne dimbali ne ko ci àddina ministère boobu moo yore gafaka biñ lay dimbale yàlla ci mbaaxam def ministère boobu nekk suñu organisme partenaire ba saa yu ñu defee li ñuy wax programme d'investissement nga xam ne mooy li ñuy lëkkale nguuru Sénégal ci ñu war ko wax fan lañ ko bëgg a wuutu ci njabootam parce que loolu mooy taxawaayu ONG état Sénégal moom moo warlul digganteem ak njabootam fu ci njaboot nekk mu fexe lépp luy infrastructure sociale de base fekk la fa ba doo jooy dara mu lottu ci defal ko boppam mu am ay partenaires au développement yu ko ciy wuutu waaye bu ñu umpante loolu indi programme d'investissement ñu war a wax état du Sénégal fan la ñu nekk lan lañ fay def ñan lañ koy ànd defal yan koppar lañ cay def ak nan lañ koy doxale koppar yooyu ak nu mu mën a toll ministère allemand de la coopération daf ñuy wax ne ren bu doon ñaar fukk jël naa fukk yi ak juróom gàddu naa ko ba tax na li ñuy tuuti tuuti ci ONG
léeg-léeg ñu song projet boo xam ne buñ ci demee ak nit mu waaye nan ngeen mën a defee nii ak yéen ni ngeen tuutee macha allah loolu moo ko waral. yàlla dogal man ma dem ci mission yi may def ma toog ak ministre allemand de la coopération xam nga yàlla dafa baaxu mbaaxu kese la. ñi ci jotaay bi ñu waxee ba àggal xam naa mu xool ma fi ma jógee sori na ñuulaay bi àgg na ci kukk mu ne ñii allemand bi ñuy làkk waa ji waru ko dégg bi ma waxee ba àggal lépp lu waay waxoon mu fàtte ko mu ne ma dama gis njabootu Sénégal nekkul dëkku guerre waaye maa ngi gis njabootu Sénégal ñu commencé bari ci ñu jël gaal yi jëm si Allemagne Abdourahim lu ciy sa xalaat ma ne ko monsieur le ministre bul am yaakaar mukk ne ñooñu dañuy jógee Sénégal ci seen teeyu bakkan ñi guerre dàq ak ñi xiif dàq ñoom ñëpp problème moo leen jëlee fi ñu jóge ma ne ko xale yi àgg nañ ci wax ne ñun lap ci biir géej gi moo ñu gënal ñuy yeewu ci yeewu amul ëllëg amul espoir amul avenir ñu lap ci géej gi moo ñu ko gënal ma ne ko ñooñu munoo leen téye lu dul da nga leen fekk fa ñu ne defal leen fa projet yu am njëriñ suñu dëkk yi nag soo fa demee tey jamonoy noor doo fa fekk lu dul jigéen ñi góor ñi dese doole yëpp génn nañu tàggoo nañ ne ñu ngi wuti lu ñu dimbalee seen ay njaboot ba jigéen ñi rek ñoo fay des lu ñuy defati lu nekk te bëggu mu sax na jaar ci jigéen ñi ñooy buntu ba bi ñu yàlla wane ne jupe soir xame bi yàgg na lool macha allah rafet tamit ci mbaaxu yàlla ñun ñu amee programme bu mel noonu pour dimbali leen ndax forage yu mag yi ñuy def ak adduction multivillageoise état du Sénégal dafa taxaw ci kanamu suñu ay bailleurs wax ne moom jël na loolu en charge du xaalis bu muy wuti xaalis bu mu am la ba pare bailleurs yi xool ma xool leen ñun waa nu ñu def ak projet yu mag yi ma ne ko nañ dem ci projet yu ndaw yi mooy loolu ñu tudd léegi projet yi ñuy jàppalee jupe soir ci tàmbali kit la comme ni ko Julie waxee dañu wax ne man su ma la defalee teen te dimbaliwuma la ci lu koy jukki la nga cay def ca kattan pour ndox mi génn dootoo dese kattan boo liggéeyee pompe bi bu doxee gasoil mbaa bu doxee courant la waroon jëriñ yow ci wàllu koppar ci wàllu koom nga jël ko fayee ko ndox walla gasoil loolu tam du yëwén almaa yi ànd ak ñun te ñun bokk nañu réew yi ëpp naaj ci àddina ñetti junniy waxtu naaj am nañ ko ñun par at kon jaaduwul ñu am 3000 heures de soleil par an ñu wëlbatiku di fayum gasoil ak courant di ñu sonal jaaduwul ñu ne kon nag nañu jàppalee jigéen ñi jupe soir ak projet jigéen ñi teen yu ñu ànd ak pompe solaire jigéen ñi di jël seen portable yi di ko yónnee ci beneen dëkk ñu koy chargé dafa war a jeex nañ ko war a mun chargé waaye booy génnee ndox foo nga am foo ko denc ñu ne nañ def benn mbànd ba pare nag gàddu ay arrosoir di roose ba seen ay mbàgg di toqi loolu yi dafa war a jeex kon na nekk arrosage goutte à goutte moo gën a mën a économiser ndox moo gën a mën a économiser coono moo gën a mën a économiser ay jot te gàncaxam moo gën bi ci des comme ni ko Adja Julie waxee juróom benn la woon moom ci mbaaxam commune bu Fissel mu féetale leen ñaar ñu def ñeent yi des fii waaye li ñu ci gis doy nañu ba yii inauguré guñu ko waaye warloon nañu ñu ngi def juróom benn yu bees yoo xam ne war nañ ko def ci 2019 waaye xam nga li ci gën a neex kenn gënul sonn kuy gunge ku demul gunge li muy neex na nga gunge kuy dem bu la yàlla nattoo ngay gunge ku demul mu ngi mel ni ngay yee kuy nelawlu doo ci am ndam mais boo fekkee koo xam ne bi mu la gisagulee moom mu ngi dem mu nga am yaqin ne kii bu la gisagu woon tamit mu ngi dem ci pexe boppam kooku neex naa dimbali
moo tax ma wax sànq ne bu ngeen di seet ñun ñoo leen war a gërëm. dama ànd ak ay stagiaire barki démb bi ñu ñibbee seen kër kenn ki papam daf ma woo mu ne ma li xale bi di wax ne moom la gis ma ne ko waaw parce que ñoom xale yi taax lañu te richesse bi lii génne Sénégal ci lii mu nekk du jóge ci taax yi mukk dem ci àll bi inverse lay doon. bu ñu amee réew moo xam ne boo jëlee téeméer juróom-ñaar fukk yi ay baykat lañu ñu ne na baykat yi toog fanweer bi ci des dundal leen bu ñu ko waxee du dëgg. kon suñu gunge bi yàlla yàlla teg ci loxoom. yàlla na mu gën a yàgg. yàlla bala ñoo bàyyi ni ñu demee Kër Maturé ñu demee ko Kanel demee ko Dindi Ferlo bi mënul ñàkk c'est boo tuddee Kanel ak Dindi Ferlo da nga joxoon ñaari axe yoo xam ne dëkk yi ci diggante bi ak faw nga jaar fa. yàlla ñu yàlla kàttanal noonu ñun ci wàllu ONG suñu souci bu njëkk moo nekk ndox suñu souci bu njëkk moo nekk ndox waaye suñu souci ñaareel mooy éducation ndax développement du am mukk te éducation amul ñaari yi bu fekk jee accompagnement des groupements de promotion féminine loolu mooy suñu axe d'intervention comme ONG. wax ji fi mu jógee du fa doy fi mu jóge du fa jeex fi muy jëm du fa doy kon dees na ko yemale. Oxfam moom xanaa ñun ñooy gan ñun waa Watmi Oxfam moom kenn ko présenté di nuyu ñëpp ñi fi teew waa presse bi di nuyu jigéen ñi surtout nag di leen jaajëfal di leen masawu cooño ndax xam naa ni fa ngeen jóge ñenn ñi fa jóge sori na te boobu ba léegi ngeen nekk fi wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu mais nag xam nga loolu mooy ñuy wax passion ci tubaab xam nga nit moom fekkee da ngaa bëgg mbir nekk ci coono bi sax xaj na ñun ñoo koy xam mais ñoom sax duñ ko yëg bu demee ni ñoom tey jii coono ko sax yëguñu ko ndax rek bëgg li nga xamante ne ci lañ nekk. man maa ngi tudd nag Serigne Tako Kandji di représenté benn ONG bu ñuy wax One Campaign ma ànd ak sama ñaari collègue kenn ki ñu koy wax madame Ndaw Aram Faye moom suñu assistante la dañu dimbali ci yu bari ak kuñ naan Francis Bassène moom yore mbirum communication fi mu ne ñii nag mooy li je doon wax sànq rek fi mu ne li ñuy def lii lépp daanaka àdduna bi ñu ngi koy gis fi ne nii lu ñu def rek mën naa jël photo léegi wala mu filmer ko léegi rek yónnee ko ci àdduna bi yëpp ñu di ko gis kon ñoom loolu mooy seen liggéey ci ak One communication bi dañuy yore ñoom ak bëgguma guddal mais nag dinaa dellu tuuti rek ci sama bopp man ak xañ na ni ma yàlla booleeg jigéen ñi ndax sama tur sax boo ko déggee Serigne Tako Kandji la ñi ma miin Tako lañ may wooye du ma wooye Serigne boo demee suñu kër fa ma dëkk Tako lañ may wooye te Tako koo dégg xam ni turu jigéen kon loolu defe naa ni lu yàlla dogaloon la ci man bi ci topp mooy ni ma ko waxee rek yàgg gëm nag man jigéen gëm ni développement moom ku ci boolewul jigéen doo dem man nu may xoolee réew mi ni day jàppale góoram te bàyyi jigéen ñi xam nga lu muy niroon day mel nit ku am ñaari tànk ba pare doxe benn tànk ndax xam nañu rôle bi nga xamante ni moom la jigéen ñi di jouer ci développement dama leen ci jox rek benn misaal lii saa boo xëyee gis ko tey damaa xëyee Notto Diobass fa laa dëkk muy fii rek soriwul 6 kilomètres fii ci ginnaaw Thiès fa laay xëyee bi ma ñëwee ba Tawa Fall am na ñu xam Tawa Fall Julie xam nga Tawa Fall ma fekk fa as ndaw mu taxaw ci yoon wi arrêté ma ni ko foo jëm ma Thiès ma ne ko looy wuti Thiès mu marché laa jëm may waxtaan ak moom ndeysaan mu ni ma man de fan yi sax damaa tawatoon ñetti fan a ngi nii mais te damaa tane rek ni damay dem marché
ndax bu ma demul marché de kër ga dara du fa baax. kon mu lay wan rek importance bi nga xamante ni defe naa ni madame la maire wax na ko léegi effectivement jigéen ñoo yor kër yi ñun dañ ciy jàpp. di kon ne ci sama histoire rek léegi nag sama jàppale jigéen ñooñu ak sama bëgg ànd ak jigéen ñi yàlla def may ñëw ba liggéey ci organisation bu ñuy wax wan bi may wax nii. wan boo xoolee organisation jigéen la ndax suñu présidente directrice bi nekk Washington di suñu siège jigéen la. ñu am bureau Afrique mu nekk Afrique du Sud kaka yor jigéen la. ñu am bureau régional Afrique de l'Ouest francophone kaka yor jigéen la. ñu am bureau Nigéria kaka yor jigéen la. ñun waa góor woon bu ñu demee réunion dañuy dajale benn place jël ay photo ndax dañoo wéet lool ñun waa góor woon jigéen ñi. pour wan leen rek li nga xamante ni wax dëgg yàlla moom la wan di kii ak fañ teg jigéen ñun waa Wan campagne. ba ca des te fa lay mujjee nag ci sama bopp nag ndax bëgguma yàggal loolu mooy sama keroog ndeysaan yàlla dafa def ci xam naa li ma yàlla di dimbale ci asamaan ak jigéen ñi rek musuma xam sax ni bis bi le 15 octobre sax moo doon journée bi ñu jàngalee jigéen ñi xaw ma ko woon ba ren yàlla def ndeke man bis boobu laa juddu man le 15 octobre boobu. ci programme bi ñu demee wax dëgg yàlla nee naa man de wax naa ko keroog fay ca Thiar fi ay naa ne man daaw ma célébrer anniversaire ndax loolu dañu koy jàppe comme yi fi tubaab ñaareel mais anniversaire bu ma am keroog moom defe naa ni anniversaire dootul mel noonu ndax anniversaire boo xam ni wax dëgg yàlla waa kër Sëriñ Tuubaa ña nga fa man fa laa bokk ma nit nag ndax waa Daaru Xudoos la ñu tudde ma Sëriñ Tako Mbàkke nekk fa wax dëgg yàlla wax fa ay wax yu rafet ñaanal ñu fa jigéen ñi nekk fa ma nekk seen biir xéewal yi macha allah ñu wax fa lu am solo ci développement kon yaakaar naa ni man ku am chance la. léegi nag ci wan rek lay ñëw bu gàtt mooy ni ma ko waxee sànq wan ñun suñu liggéey mbirum plaidoyer la mooy rek di wax ñun wan dañ naan la buñ lay jël dañ naan la est-ce que mën ngaa yuuxu est-ce que mën ngaa wax yuuxu ci développement surtout nag ci wàllu jigéen ñi. plaidoyer la ñuy def plaidoyer mooy dañuy song gouvernement yi maa gën a lakkal waa gouvernement bi chaque fois dañuy dem présidentielle Macky Sall tout le temps dañuy dem ci ministère yi ndax Sénégal dafa signé ay engagement dañu ni bu dee mbay la ñuy jël rek dañuy boo jëlee budget Sénégal bu dee téeméer la fukk yi ci mbay la war a dem te jigéen dañ cee am wàll xale yi am ci wàll ñun nag suñu liggéey mooy di saytu loolu ba xam gouvernement yooyu ñu ngi respecté engagement yooyu loolu plaidoyer loolu ci la. beneen bi mooy dañuy liggéey ak société civile ñu mel ni yéen ñu mel ni GIRSOAC ñu mel ni CNCR ak ñeneen di gëstu ndax man sama liggéey ba may commencé liggéey gëstukat laa woon recherche ci laa nekkoon sa bitim réew Kenya laa nekkoon daanaka fa laa gën a yàgg. ba pare nekk ci développement yor ay projet am na benn projet bu mag bu ñuy wax projet village du millénaire fii ci Louga maa ko yoroon ba ñëw ci. plaidoyer léegi nag man damay gëstu bu ñu ne dañuy yuuxoo bu ñu yuuxu rek ci neen dañ koy teg ci lu leer nañ dama leen nag toog Washington wala toog Londres wala Dakar di bind ci jigéen ñi man góoma loolu am na solo mais nag boo bëggee am information dëgg da ngay dem wàcc ba ca suuf fa jigéen ñi nekk nga fekk leen fa nga mën a amee information kon suñu liggéeyu plaidoyer loolu la plaidoyer ci gouvernement yi ak partenaire leen fàttali seen i engagement na leen waxtaan ci ginnaaw président Donald Trump muy président Amérique xam nga dafa xaw a kàccoor bi mu yéegee dafa ñëw rek ni day wàññi ndimbal bi ñuy dimbal réew yi néew doole da koy wàññi loolu la wax. ñu ne ko baax na waa Wan campagne jóg ak ànd ak ñeneen dem gis citoyen américain yi nga xamante ni seen xaalis dañuy jël di ko dimbalee nit ñi ñun leen da ngeen di bind ay lettres. ñu bind fukki junni ak ñetti lettre yóbbu ko ca congrès bi mooy assemblée générale nationale bañ ko yóbboo ci congrès bi dañoo tiit président Trump dafa dëpp ci la décision boobu jëloon day wàññi ci kii kon ñu suñu liggéey loolu la def pression ci
ñiy dimbalee def pression ci gouvernement yi di waxtaan ak société civile di waxtaan ak seen classe seen yéen ñi mel ni jigéen ñi liggéey pour effectivement li nga xamante ni mooy engagement gouvernement yi di ko respecté seen wàll ngeen jot ko ci li ngeen war a am. léegi nag Julie moom xam naa ni dinaa ci wax tuuti ndax mënu ma cee bañ a wax waaw dëgg la sama lakkal la ndax sama kal la daa sant Cissé ma sant Kandji man maay buuram wante lakkal moom àla kulli yàlla mënul ñàkk ci àdduna mais damay ñaan yàlla day bu may am ay lakkal de mam lakkal yu mel ni Julie Cissé ndax am naa yeneen façon lakkal sax yoo xam ni jàpp naa ne amuñu njëriñ lakkal loo xamante ni lépp rek te Julie tu wax mu ko jëmale ci boppam musuma sollicité mbaa dara ni ma moom déedéet jigéen ñi rek projet yi rek développement rek kon damay ñaan yàlla gën maa may lakkal yu mel ni Julie Cissé xam naa ni xëy na mënul nekk mais li tubaab di wax colonie mooy fekkoon da nga mën a jël benn nit def ko fukki nit mbaa téeméeri nit mbaa junni nit ku mënoon a colonie Julie Cissé mii ak ñi muy àndal Sénégal am ci ay téeméer mbaa ay junni kon def naa Sénégal léegi mu développé kon loolu ci gàttal ndax xam naa dinañ gën a dugg nag ci biir waxtaan wi ma gën leen a expliquer ñun li ñuy liggéey wante daal maa ngi dellu rek di sant Julie bu baax di sant ñëpp di sant jigéen ñi vraiment di leen wax sama mbégte bi nga xam ne daal moom laa am rek pour participer ci journée tey wax leen Julie da nga maa yombal sama liggéey yow da ngaa foog ni sax man maa la jàppale mais yaa ma jàppale man xam nga lu tax dañ maa sas dañ ne ma yow ci at mii war nga xool ñetti événement yoo xam ni war nga faa dem plaidoyer yi may wax noonu li nga xamante ni mooy àq yelleefu jigéen ñi nga dem wane ko fa Julie xam nañ dara may wër di wër waaw man fu ndax ku ma doon kaay xam nga ni ku ma doon tey woo jigéen ñi tey Sénégal taseeg ñoom xaw ma fu may commencé ndax xaw ma maatam fu mu fa kenn xaw ma kenn weli nga may wër ku ma ko defal bàyyi ci Julie faf Julie ni ma nag am naa ñetti fan kon ñetti événement yi am na nag mooy ñetti fan yi bërki démb ak démb ak tey kon Julie man kay maa la war a sant ndax yow dimbali woo la mais yaa ma dimbali waaw ndax lii moom dama ko war a def àllaa kulli yàlla kon daal wax dëgg yàlla naa yem foofoon ni rek ndax xam naa ne bu loolu moom damay jël kii bi lu yàgg ma yem foofoon ni wasalaam xam naa ne dañ gën a dugg ci waxtaan bi maa ngi tudd Xaar Ndiaye maa ngi liggéey Oxfam di coordinatrice de programme foofu tey dama ñëw wuyu si Djib Soir ànd ak yeneen organisation pour ñëw màggal journée mondiale de lutte contre la pauvreté léegi nag pauvreté bi maanaam ndóol gi ñi ci gën a ràññee mooy jigéen yi léegi nag jigéen yooyu la ñu àndal jigéenu Ndakaaru jigéenu Thiès jigéenu Kédougou ak jigéenu Matam foofu leen mën a xalaat rek nekk jigéen mën na fa jóge nañ fa tey pour ñëw waxtaan ci seen biir ci naka yan wutuwaay ak yan jumtuwaay la ñu am yu leen mën a génne ci ndóol gi ñu nekk wala ñu leen mën a woyofal mbir mi ci ndóol léegi nag ñu ñëw fii pour waxtaanee ay instruments yu nga xamante ne lu mel ni ay campagne de sensibilisation wala information wala mobilisation sociale parce que tey bésu mobilisation sociale la ñu ñëw waxtaanee instrument yu nga xamante ne par exemple lu ñuy woowee campagne nga xamante ne jigéen ñi daf leen di may yoon bu nga xamante ne dañuy seen baat dañ koy dégg fépp ci àddina bi ñu mën a défendre seen intérêt bopp intérêt bi nag du nekk dañuy ber jigéen ñi beraluñu kenn loxo dañu bëgg rek justice sociale bi gën a am doole fii ci Sénégal jigéen ñi coono yi ñu nekkee xaw leen wàcc tuuti ba pare ñu mën a valoriser maanaam nit ñi xam ne que jigéen am na contribution bu am maanaa ci wàllu développement économique surtout développement économique local ñu bëggoon nit ñi yëg ko nit ñi gën leen ci naw ba pare jàppale leen ci nag te ñu mën ci fànn bu nekk ñu mën leen jàppale ci loolu.
Et je suis la coordinatrice du programme moyen d'existence durable pour Oxfam au Sénégal. Pourquoi Oxfam a appuyé DeepSoir dans cette activité que vous organisez aujourd'hui? Parce que DeepSoir est d'abord un partenaire privilégié de Oxfam. Oxfam est une organisation internationale non gouvernementale qui privilégie les partenariats avec les organisations nationales et les organisations communautaires de base. Et c'est pour ça que notre choix s'est porté sur DeepSoir, qui est en partenariat avec nous depuis quelques années déjà, dans tout ce qui concerne la lutte contre l'injustice sociale et les discriminations faites aux femmes. En fait, notre mission à nous, c'est de pouvoir autonomiser les femmes, notamment les femmes rurales. Donc, en l'occasion de la célébration des Journées mondiales de la femme rurale, de l'alimentation et aujourd'hui de la pauvreté, on a jugé tout à fait normal de s'inscrire dans cet événement qui regroupe plusieurs régions du pays, donc plusieurs zones agroécologiques du pays, ici à Thiès. Et ça, on le doit à DeepSoir. C'est DeepSoir qui est une organisation qui est proche des populations et qui nous sert de porte d'entrée vers les populations vulnérables que nous essayons de servir. Nous sommes également venus accompagnés des femmes de la Fédération nationale des acteurs de la filière lait du Sénégal, qui, elles, viennent échanger avec leurs consoeurs de Thiès et des autres régions du pays sur l'importance ou la valeur économique du lait local au Sénégal. Aujourd'hui est célébrée une journée assez spéciale en tant qu'organisation qui appuie les femmes. Est-ce qu'on peut dire que dans la zone rurale, la situation de la femme est toujours désastreuse? Elle est désastreuse étant donné que les femmes sont encore en train de se débattre pour sortir de la pauvreté dans laquelle la majorité se trouve. Mais on peut être optimiste dans la mesure où on a des organisations, des institutions, des entités, qu'elles soient nationales ou internationales, qui sont là et qui viennent en aide à ces femmes-là. On essaie de répondre à des besoins spécifiques. Mais ce qu'on essaie surtout de faire, c'est de faire valoir la place et la contribution des femmes dans les différents secteurs de l'économie. Et ce qu'on essaie également de démontrer, c'est que ces femmes-là, qui constituent non seulement la majorité dans tout ce qui concerne la production ou le secteur agricole en général, ces femmes-là doivent pouvoir jouir du fruit de leur labeur. En fait, c'est ça le problème. Les femmes travaillent, elles sont les majorités, elles sont celles qui se donnent le plus pour sortir leur famille de la pauvreté, mais c'est elles qui jouissent le moins des retombées de ces activités-là. Donc pour nous, il est autant primordial de faire savoir à ces femmes quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs, bien entendu. Elles connaissent leurs devoirs, elles sont en train de faire en sorte de remplir leurs obligations, mais on voudrait qu'elles jouissent un peu plus de ces droits-là. Et ces droits, c'est le droit à l'autonomie, c'est le droit à une économie propre, à une économie personnelle, à une économie du ménage et à une économie sociale. Nous aimerions voir dorénavant plus de femmes dans les instances de prise de décision. Ça, il est clair que la dynamique, elle a commencé et on ne va pas pouvoir l'arrêter. Donc, on va aller vraiment jusqu'au bout de l'effort. Mais en ce qui concerne, par exemple, la participation citoyenne communautaire, que les femmes puissent prendre vraiment des décisions favorables à leur statut économique, favorables à leur statut financier surtout, il reste encore à faire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'organisations telles que Oxfam, DeepSoir, qui sont là pour mettre les actions en synergie, qui sont là pour que les efforts soient complémentaires et pas redondants, et qu'on puisse mesurer réellement l'impact de nos interventions sur les femmes rurales. À votre avis, quels sont un peu les facteurs qui bloquent l'essor de la femme rurale? Certainement, en ce qui nous concerne, nous, je ne vais pas parler pour toutes les organisations présentes ici parce qu'on a différentes expertises. Mais nous, pour nous, Oxfam, l'un des freins majeurs, c'est l'accès aux facteurs de production. Par exemple, nous défendons l'accès des femmes à la terre. On sait que les femmes, même si la Constitution leur donne un égal accès
à la terre n'y accèdent pas. Parfois par méconnaissance du droit, parfois par méconnaissance des textes, parfois par méconnaissance des procédures. Donc nous, on a de ce fait des outils de sensibilisation, d'information, de communication, de plaidoyer qui nous permettent d'essayer de changer la situation et de faire en sorte que la femme puisse accéder de manière égale ou même mieux, parce que les hommes y accèdent déjà. Mais maintenant, il faut que ce soit les femmes qui soient conscients de comment est-ce qu'ils peuvent accéder à ce premier facteur de production. En outre, tout le long de la chaîne de valeur, on sait que les femmes ont des contributions qui ne sont pas toujours comprises ou qui ne sont pas toujours valorisées. Donc, on aimerait mieux valoriser l'apport et la contribution des femmes dans le développement communautaire, dans le développement local. Et pourquoi est-ce que les femmes n'y arrivent pas? Effectivement, elles n'ont pas accès au crédit, par exemple. Elles ont moins accès au crédit qu'à la population en général. Donc ça également, c'est un levier sur lequel on veut appuyer. Elles ont moins de facilité par rapport également au fait qu'elles sont moins éduquées que les hommes. On essaie de les éduquer d'une manière pragmatique pour permettre à ces femmes-là de pouvoir réclamer de plein droit les droits qui leur sont dévolus.